mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisu leen ci xabaaru maraxi li ci gën a fës ñeent tout tànk yu tooy xepp ñoo daal di faatu ci lakk ñaar am ci gaañu-gaañu ma nga xewee nag ci l'hôpital Magatte Lô bu Linguère jëwriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi Abdoulaye Diouf Sarr dem nemmeeku leen waaye itam massawu njaboot gi nga xam ne kon ñoom ñoo ci amee ay loru loolu lépp kon ay kàddoom di ngeen ko teewlu nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu ca la àndee chauffeur yi ak transporteur yu hydrocarbures yi maanaam ñi nga xam ne ko ñoo yóbbu carburant yi ci dëkk yeeg dëkkaan yi ñoom nag grève wu nu sumboon dakkal nañu ko maanaam teg nañu kon lépp ci suuf ginnaaw waxtaan wu yaatu woo xam ne sekk nañu ko ak jëwriñ gu ñu denk wàllu pétrole ak énergie dàqunu nag amal beneen ndaje boo xam ne dañu waxtaanee lépp lu jëm seen tolof àllarba ki ñu dégmal bu calandee koor gi rawatina kon weer wi nekk weer wu sell ba ñi nga xam ne ñooy yëngu ndaw ñi di ci faral di jàppalante que dimbalante mbir mu am solo boo xam ne nag ñu koy nemmeeku ci capitale bu Sénégal Ndakaaru ci xale yi nag ñu bëri ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe ngir yegg seen kër Europe ndogu ne nag defar nañ ko bu baax a baax ñoom ñooñu ñëpp kon seen kàddu dañ ko teew lu mu gën a yaatoo ak Omar Kane ci reportage bi. xët wu ñu jagleel yëglekaay yi bés bu nekk tey ñuy waxtaanee garab yi nga xam ne kon teg nañ ko loxo ci Padois loolu nag nekk mbir moo xamante ni nag tey na xelu askanu Sénégal wërngal këpp ba ndax ñu ngi ci teg loxo fanaan nañu kon yóbbu nañu kon mandat de dépôt ci kaso bi la ñu fanaan lu ci mënti am nag jàpp leen ni dogal boobu mu ngi bàyyeekoo ci juge bu 8e cabinet directeur publication bu Walf Quotidien moom nag ne mbir mi daal lu am solo la nga xam ne kon ay jéego ñu ci war a def ndax nag gàllankoor wu yaatu moo am ci wér-gu-yaramu askan wi. moom Seni Diop da ngeen ko teewlu mu gën a yaatoo ci xët wu ñu jagleel article ay bés bi ak El Hadj Malick Cissé ci ndorteelu xabaar yi mbokki loolu gën a fës ci xëtu xabaar yi ne si yàlla ànd ñu ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy door ak ñun ko junjee ci njëlbeen gi ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon tey fële ca l'hôpital Magatte Lô bu Linguère foofee nag ab lakk moo fa daal di am ñeent ci tout tànk ñaar ci seen bakkan ñaar am ci gaañu-gaañu loolu nag tax ba nu nag la nga xam ne moo waral lakk gi di ab court-circuit moo xam ne kon moom fa daal di tàkk ba tax loolu lépp daal di fa am ci musiba Abdoulaye Diouf Sarr dem nemmeeku leen waaye tam masawu leen ñu teewli kàddoom jëwriñ gi moom la ñu dégg wàllu faj mi ci Sénégal. bi ñu ko yëgee tey si suba la ñu bàyyi lépp lu ñu def jóge Dakar ñëw fi man ak sama collègue monsieur le ministre bi nga xamante ne moom moo yor solidarité nationale Samba Ndiobène Ka muy doomu d'ailleurs région bi ñëw pour bokk ak métit bi ak famille yi ne leen nag gouvernement bi rôle mooy mu ànd ak ñoom gunge leen jàppale leen ba métit bi ñoom rek ñu bañ ko bokk mais ñu bokk ko askan bi yëpp. fas ngeen ci ubbi ab enquête pour situer responsabilité yi. waaw yaakaar naa ne loolu moom dafa nekk loo xamante ne d'ailleurs lu évident la incident bu mel nii bu amee li ñu war a jëkk a def mooy déjà ñu xool lan moo ko waral moo tax d'ailleurs mënuma donc avancer trop techniquement ci dossier bi damay bàyyi enquête bi mu déterminer lan moo waral incendie bi bu ko defee nag ñun ñu mën a xam effectivement donc naka lañ si war a mën a tax. concrètement ci wàllu ndimbal lan ngeen nar a indil ñi nga xam ne ñoo ñàkk. xam nga question boobu nag vraiment du neex a tontu li ñu bëgg rek mooy ngeen xam ne nañ leen jàppale fa jàppale yem parce que ñun ñoo war a bokk ak ñoom tiis bi parce que tiis bi tiisu Sénégal yëpp la. leneen lu ma leen junj ci ndorteelu xabaar yi mooy grève bi nga xam ne tawal katu oto yi di chauffeur hydrocarbures yi kon amal nañ ko ñoom nag dakkal nañ ko ginnaaw ba ñu tegee lépp ci suuf ndaje la ñu amal ak jëwriñ gu ñu denk wàllu pétrole ak énergie ngir waxtaanee lépp lu jëm seen jafe-jafe ginnaaw gi nag la ñu waxtaan ba déggoo jël lépp loo xamante ne nii njàmbar la teg ko suuf waaye nag dàkku ñu amal beneen ndaje fii ak àllarba gi ñu dégg mal ngir waxtaanee lépp loo xamante ne seen trop la ñoom dawalkat yi bu ci àndee ñu teelu ci leeral Gora Xuma nag moom moo jiite ñoom dawalkat yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi ci tali bi ñu teewlu kàddoom ci micro i rajo. yàlla def na nag juboo am na ndax am bari nañu amoon naqar wax nañ ko fi jël nañ ko en compte parce que dañoo bëgg ñëpp tollale généralisation lañ bëgg ci secteur bi képp kuy xëy xam ne yow yaa ngi xëy mu jëriñ la dara loola nag dinañ recenser ci turu ministère du travail ak ay inspecteurs am entreprise yi nga xam ne jàpp nañ ne jombul manquement am na foofu entreprise yooyu ñu fexe ba indi leen ci dëgg loolu rek dafa am solo parce que ñu tollal la ñëpp
liggéeykat yi tolloo ñu leen di fay ci ay bulletins ndax ci bulletins yooyu ñu mën a fayeeku di ci fayeeku ci lañ mën a am sax ay crédit ci banque yi te loolu dafa leen di yokk seen koom-koom mais fay rek ci noonu loolu moom jàpp ne bokk na suñu première revendication yi nga xam ne xeex nañ ko ñuy ñaan rek tey lii nga xam ne joxe nañ ko fi muy joxante loxo te jàpp nañ ne dëgg la war a doon buy àllarba ci nga xam ne ci la ñuy jublu ci liggéeyu moolu convention collective bu secteur hydrocarbure bi liggéey boobu secrétaire général bi wax na lu am solo nee na moom du ko mën a fekk yëpp mais mercredi yi nga xam ne ci lañ ko commencé moom dina fa teewal ministre de l'énergie kon travailleurs yi aussi ñi ñu tànn dinañ ñëw teewe ko nga xam ne dañ ci def point par point lañ war a juboo yëpp ci ñu war ko nekkan bu dund gu am solo ci wàllu liggéeykat yi ñu móol ko ci convention collective bi loolu moo ñu manqué woon te incha allah rabi loolu dinañ ko ci dugal duñ wax nañ ne bis ni ko tey jamono bii ñu toll nii joxe nañu ndigal ne gerew bi amoon jeex na li tubaab di wax levée mot d'ordre def nañ ko bis ni ko tey ñu ànd ak travailleurs yëpp ne ñëpp dem liggéeyi te xam ne jàmm am na te ñu ñaanal gouvernement ñaanal patronat bi ñu joxante loxo ndax secteur énergie dafa am solo secteur pétrole dafa am solo hydrocarbure dafa am solo. ndaw réew mi yëkkati seen baat ginnaaw bi ñu amalee ndaje wu yaatu jagleel leen ko lépp lu jëm seen wàllu xëy ñoom nag nee nañu kon ginnaaw kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko nag danañu fal ay ndaw yoo xam ne danañ leen teewal fa ñuy nasee ko nocc ci ñoom waxtalu état bu Sénégal ñoom la ñu bëgg mooy ña fay teew daal di nekk ñoo xam ne kon lépp luy seen njàmbat danañ leen dinañ ci taxaw waaye itam yitteel leen bu baax a baax ndax ñu xam bu baax lépp loo xamante ne nii seen jafe-jafe la ñu mën ci indi saafara ndaw yi nag ne daal loolu rek li ñu sàkku ci état bu Sénégal ñu ànd ci leeral ak Ngor Diouf Augustin Mandan reportage. nes lañ mën a def ba boole ndaw ñi ci bërëb yi ñoo nasee sartu réew mi nekk ab ponk buñ yëkkati ci conseil présidentiel bu ñu génn. war nañu la reconnaître jàppale la yow it nga ber sa daara maanaam am sa atelier am sa bërëbu liggéey. Samba Diop bég lool ci li ni mel mu jàpp rek ni yile ndaw war nañ xam bu baax li leen di xaar. ñu yàgg a dig lañu te duñu gis li ñuy diggee wax ji dafa bëri ñoom nañu gore xam ne nekk ay vrais citoyens sénégalais. bañ a fàtte xam nga Sénégal dafa gaaw a fàtte boo nekkee ci coono ba ñu teg la ci condition yu baax yow dootoo fàtte sax li la fal waaye da ngay jàpp ne yow ki nga xam te ni moo lay fay weer bi moom mooy sa yàlla contraire que ne yow am na lu nekk sa ginnaaw lu tax nga nekk li nga nekk te yaakaar naa politique Sénégal noonu lay demee. kon nañu nekk vrai sénégalais yërëmante bëggante loolu laa jàpp ne moom moo am solo. bi leen ndaw jàpp rek ne ndaw ñi am nañ bu baax seeni place si yooyu la bërëb. parce que jeunesse bi nee na ñi ñuy doxalee affaire yi baaxul léegi man sama gis-gis mooy ñu jël si jeunesse bi ay pàcc jox leen ko dénk leen ko ñu xool léegi nag jeunesse bi ñoom bu ñu toogee foofu xool ni ñu koy doxalee bu ñu génnaatee dinañ ne suñu moroomu jeunesse bi lii ni ñu koy doxalee lii ak nii baax na wala lii ak lii baaxul. man loolu laa gis comme assemblée nationale benn député lañ fa am muy kenn ku jigéen ñu koy gis nañ liggéeyam foofu ñuy rafetlu bopp bu baax mais dama gis kay conseil d'administration yi comme ay RTS ak yooyu noonu nga xam ne c'est public foofu jeunesse bi am na fa wàllu ñu jox leen ay poste ñu koy gérer man loolu laa gis quoi. boole ndaw ñi ci instance de décision yi mën na tax réew mi gën a mën a suqaleku. à chaque fois on dit que cette génération là actuellement dafa am beneen vision bu mu am par rapport ak Sénégal par rapport ak Afrique loolu nag dina mën a jàngal mag yu bëri yoo xamante ne dañoo doon dugg ci politique par rapport ak di si dugg pour ay enrichissement wala kii actuellement y a un panafricanisme bu commencé di développer wu et je pense que ne atout la pour le Sénégal à ce qu'il se développe très rapidement waaw. les reformulations les réarticulations. alxames bu ñu génn nii président du conseil national de la jeunesse yëkkati ay kàddu di xamle ne ndaw ñi téeméer boo jël ñaar rek lañ boole ci instance de décision yi. li ni mel tax président de la république dugg ci indi ab saafara ngir ay coppite mun siy juddu. Ngor Diouf jërëjëf la ñu nemmeeku ci Sénégal mooy limub ñi nga xam ne lañ leen di sàkku wala ñu leen di siif
dafa wàññeeku bu baax ci réew mi ginnaaw loi boo xam ne kon lañ ci jagleel wàllu woowule du ci mënti am nag kàddu gi mu ngi bàyyeekoo ci secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllu justice yoon ci Sénégal ginnaaw lël wi ñu amal ni ki tey donc ñoom jàpp nañu ni kon loi boobee bokkul ci li tax tey ji ñi siif kon seen lim gën a wàññeeku bu baax a baax donte nag def nañu ndaje ngir gën a ñaax askan wi waaye tam gën leen xamale loi boobee lan moo ci daal di bootu madame Aïcha Gassama moom mooy secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllu yoon ci Sénégal ñu tëdd kàddoom. atelier bi nag ci lu mu jublu moo nekk ñëw vers les populations pour leur dire que loi contre le bi criminaliser viol ak pédophilie kat jël nañ ko depuis 1 an mais que ñoom ñu xam li nekk ci biir loi bi ñi nga xam ne nii ñoom la ñu violé wala ñi nga xam ne nii ñoom la ñu en tout cas dal ci seen kaw ñu xam ñoom li ñu war a def pour que ñoom mun a dem au tribunal pour que ñu mun a reconnaître seen droit ñi nga xam ne aussi nag ñoom ñoo def ay viol ak ay pédophilie ñu xam li leen ciy xaar avant peine yi sévéroon na mais léegi nag dafa nekk crime te crime nag moom ku ko wax xam ne mun nga tëdd sa prison sa giir dund léegi nag balaa nit di def li muy def comme ça mu xam li ko ciy xaar. évaluation comme ni ma ko waxee teel na parce que loi bi 1 année rek la am 1 année on peut considérer que teel na trop pour def une évaluation objective mais ñun déjà au niveau du ministère de la justice xaaruñu tout de suite commencé nañ di wax procureur yi ne ñu yónnee statistiques yi en tout cas chiffres yi ñu am ci viol ak pédophilie li ñu jot a analyser gum nag mais ni ma ko waxee teel na pour def vraiment benn analyse bu objective mais li ñu jot a analyser gum moo nekk ne nombre viol yi wàññeeku na viol yi nga xam ne aussi nag dañ ko doon def aussi ci fitna bu métti di rey nit ñi wala di leen di ni ñu koy waxee acte de barbarie loolu aussi wàññeeku na donc mun nañu wax ne que effet loi bi moo ko def te loolu dañ koy saluer. daaray Kokki mu nga ca diwaanu Louga nekk nag daara ju mag joo xam ne ay kàngam ak kilifa yu bëri fa la leen daal di tàggatee ba ñu daal di kon wàccee alxuraan wàccee kaamil loolee nag nekk mbir moo xamante ne nii mbir mu rafet la ba tax docteur Jim Dramé génneeb téere ngir rek daloo ko njukkal daara jooju itam sargal ko ginnaaw jaloore ak jëf bi nga xam ne kon amee na ko ci Sénégal téere bi nag mu ngi ko dippee enseignant arabo-islamique ci Sénégal daara Kokki nekk nag loo xamante ni kon da ko bind ci kàllaama arab ak ci kàllaama tubaab mbir moomee nag nekk mbir moo xam ne ni ko doon jëmal ni ki tey jii ginnaaw téere boobee moom nag écrivain bi ne lam ci daal di jublu di bindikat bi lam ci jublu rek mooy fexe ba delloo njukkal daara bi ak taxawaay bi nga xam ne amee na ko ci Sénégal ak ñi mu daal di tàggat ñëpp ñu teewli kàddoom docteur Jim Dramé bindikat bi ci ay kàddoom ci micro Abou Teddy Sow. téere bi ñu ngi ko bind ci benn góoru yàlla bu baax benn jàngalekat benn yarkat benn modèle benn référence benn royuwaay ci Sénégal te bari nañ fi muy sëriñ Amadou Sakhir Lo bu Kokki dundam yëpp daf ko def ci jàngale ak yar ak préparer doomu aadama ak tabax doomu aadama moo tax daaray Kokki siiw ci ndimbalu yàlla ndax am na enseignement de qualité téere bi nag bi ñu ko bindee dañu fexe jaaru sëriñ bi fépp fu mu jaar pour sakku xam-xam ñu jaar fa saytu mën a bind loo xam ne dina nekk ci taarix dana sax nekk benn source benn marjan ñiy gëstu ëllëg man cee dellu loolu la ñu bëgg a tënk ci téere bi tey fexe génne ko ci kàllaama ak arab ngir ñi jàng arab man ko am waaye tamit ci kàllaama ak français ndax ñi jàng français man ko am. téere bi wane na ne formation daara boo ko toppee ba mu pare doo nekk ku violent doo nekk ku intolérant da ngay ubbeeku yaatu dënu mën a dund ku nekk mën a dalal ku nekk nga accepté wuute bi. ak sargal ak njukkal la bàyyeekoo ci Jim Dramé tegal ko kon Serigne Amadou Sakhir Lo bi nga xam ne kon moo samp daaray Kokki doon ci nam taxawaay bu am solo ñu daal di kon yokk suñu jéego daal di waxtaanee lu jëm ci weeru koor gi nga xam ne kon Sénégal ci la daal di soobu liñ ci nemmeeku nag mooy weeru ngëneel la ba tax kon ndaw yi ci bëri di daal di dimbalante ak jàppalante maanaam li ñu dippee solidarité ci Ndakaaru nag xale yi ndaw yi fees fi dell ngir rek fexe ba ñi nga xam ne ñoom jotu ñoo yegg seen kër ci jamono yi wala boog ci waxtu ndogu ñu daal leen jox loo xam ne mënees na ci daal di jëfandikoo ngir rek mën a xewul doog seen koor loolu lépp ko nekk mbir moo xamante ni ñoom dañ ko daal di rafetlu bu baax a baax reportage Omar Kane. foo tourné ci mbeddu Ndakaaru yi gis leen bi koor gi tàmbalee ba léegi leket ci loxo ñuy sàkku ndimbal comme fii ci Grand Dakar
ndimbal buy fekk si lu ñu cotisé woon ba noppi ci seen biir ci lu ñu Baye Fall bi wax. waaw nit ñi waaw gars yi ñu ngi participer moom waaw ñu dañuy cotiser ba pare ndax maam ñu dañoo amoon sax kees waaw yu gars yi di barkeel mais teewul tam bu ñuy ñëw nii gars yi sama yenn gars yi dañuy liggéey ci chantier yi mais balaa ñoo ñëw ku wàcc day am lu mu da ngay gis kii jaar ci brioche bi am lu mu fàggu kii jaar fee indi beurre kii indi tàndarma mais teewul lii tam bu ñëwee dañu koy dollee ci suukar gi suba bu dee gars yi tam journée gi fay ñu xool ñu koy gën a yokkee mu gën a dëgër. fii ci Grand Dakar la daayira Baye Fall bi installé wu fii la ñuy séddalee ndogu yi bés bu nekk tàndarma mburu ak café. waaw man de café laay segg ni pour jaamu yàlla yi waaw pour gars yi bëgg rek moo tax ñuy def li ci weeru koor xam nga weeru koor moom waaw dafa doon loo xam ne dafa yéeme moom waaw lii daal duñ ko fi njëkkee duñ ko fi mujjee dañ ko fay fekk waaw chaque jour moom dinañ segg 2 kilos dañuy segg café Touba dañuy joxe ay mburu ay tàndarma ay ndogu pour dëkkandoo yi ak ñi heure ndogu fekk ci mbedd mi. loolu maanaam daal ñëpp lañ ko xajoo daal ku si sa wërsëg nekk rek maanaam ku dox ba daj ba ñëw ba fii daal ñu jox la amul xaaj ak seen amul ñu kii lañ xamee amul kii lañ xam ak ku ñëw daal lañ lay jox. visite en général nag waa quartier bi nag ñooy ëpp lu ñuy ñëw mais comme nii bu ñu defaree ba pare gars yi taximaan yeeg xam nga borom oto yi ñii di romb ñoom la ñuy faral di jox daal. juróomi simili balaa waxtu ndogu jot séddale gi tàmbale mu nekk solidarité boo xam ni du arrangé benn yoon ñiy jaay café ak sandwich ci mbeddu Ndakaaru yi. Omar Kane jërëjëf 1 milliard ak lu jege xaaj la mooy koppar bi nga xam ne kon DER ak PUMA daat nañ ko xaatim ngir génne ko jubluwaay mooy fexe ba jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne kon ñu ngi ci biir réewum Sénégal bu ko defee ñu am ci lu jàpp ngir suqaliku yaa am seen wàll ginnaaw kon xaatim déggoo boobu ñu defee mi ngi amee ci teewaayu Pape Mbaye Diaw ñu teewlu gaay leeral yi nga xam ne moo ci bàyyeekoo. jamono ji xëyum ndaw yi doon jubluwaayu ñi nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal loolu ba moo waral ndaw ñi jigéen ñi nga xamante ni danoo nekk ci zone frontalière yi ñoom dinañ am ay financement loolu ba moo tax waa DER ak waa PUMA xaatim benn convention buñ sukkandikoo ci waa délégation à l'entrepreneuriat rapide benn enveloppe bu toll ci 1,5 milliard moom la ñu génne ngir financer ndaw ñooñu ak jigéen ñi. convention bi nag comme ni ngeen ko xamee délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes di financer ndaw ñi ak jigéen ñi si lépp luy ñëpp ñuy yëngu si wàllum mbay mi agriculture élevage napp mi ak artisanat kon bu loolu weesoo tey ñun ak PUMA suñ bu ñu lëkkaloo dinañ dugal financement bu toll 1,3 milliard de francs CFA pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci zone transfrontalière yooyu nga xamante ne dañu bu ko boole ci financement wu DER yi. ngir rek ndaw ñooñu daal di réussir ci seeni projet waa PUMA di xamle rek ne dinañ leen gunge ci ay formation. la coordination le partage d'information. suñu ñaari kuréel yi li ko tax a jóg mooy rek régler jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw yi ak soxna yi ñu ngi koy amal ndaw yi am nañu talent lool. waaye ñun ñi ñoo leen war a jàppale ngir seen talent boobu ñu am fuñ koy wone ñi nga xamante ne nag ay bénéficiaires lañu daañu leen gunge ci wàllum formation ngir rek yombalal leen nan la ñu mën a gérer financement bi nga xam ne daañu ko jot. des formations et des renforcements de capacité sur l'éducation financière au profit des demandeurs de crédit. waa DER ak waa PUMA di woo ndaw ñi nga xamante ni financé nañ leen ñu liggéey bu baax ngir rek ñu mën a rembourser financement yooyu su ko defee rek yeneen ndaw yi nga xamante ni yor nañ seeni projet ñoom i tamit ñu mën leen a financer. Pape Mbaye Diaw jërëjëf maa ngi ko doon junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi ak garab yi nga xam ne la ñu teg loxo ca Padois di ay garab yoo xam ne jur na coow lu rëy ci Sénégal ba tax juge bu 8e cabinet Mamadou Seck jël dogal fëgg gaay yooye mandat de dépôt ginnaaw gi nag bokk na ci ñaari pharmacien ak ay chinois yoo xam ne ñu ngi leen tudd ci mbir mi loolee nag nekk mbir mu doy waar bu loo xam ne kon daat na tey xel bu ñu sukkandikoo ci directeur publication bu Walf Quotidien moom nag Seyni Diop jàpp na ne daal foo rek ñu daal di situer responsabilité yi ba ku ci nekk la nga xam ne yoon def nga ko ci yoon dox ci jéego bu mu jeex tàkk ndax jàpp na ni kon wér-gu-yaramu askan wi ci boppam kon moo nekk waxtu ci xottu gerte El Hadj Malick Cissé article de la semaine. mu
nekk directeur de publication bu xolom jeex tàkk moo tax mu jël xalimaam di naqarlu lu jëm ci wàllum garab yu bon te ñu si teg loxo sax bërki dem ñaar fukki fan ak ñaar si weeru avril le juge bu 8e cabinet placé leen sous mandat de dépôt mu nekk ñaar pharmaciens yi ak chinois yi si laal. titre bi de boo ko gisee ab yuuxu la rek pour wane ne daal vraiment am nañu lu naqari ci li nga xam ne ni gis nañ ko fan yi ñu koy wax ci réew mi mooy ay garab yoo xam ne ni du garab yu baax ñu koy jox ay doomu Sénégal ñu koy jël di ko consommer di ko utiliser te ñoo xam ne nii dañoo am problème mu wér-gu-yaram ñuy seetaan ñu leen di jox ay garab yoo xam ne garab yu baaxul la garab yu bon la yoo xam ne ni mën na faat seen bakkan loolu vraiment bi ñu ko gisee mu nekk au devant de l'actualité sénégalaise dañ gisuñu xalima ñu dénoncé ko daal di ne wax ne lii moom jaaduwul te waruñu ko seetaan état bi am na ci ngandi part de responsabilité même si quelque part ñu ngi saluer travail yi ñi nga xam ne ñooy force de sécurité yi nga xam ne nii ñoom ñoo démantelé affaire bi ba finalement yàlla suturaal nañu ba am na population yu bëri du ñu jël garab yooyu donc ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu noonu mais état globalement am na ci une part de responsabilité boo xam ne nii bu graaw la quoi. bi ñu génnee article bi daal am na ay lecteurs Walfadjri boo xam ne benn góor la gu ñu naw sax bu woon nañu sax daal di vraiment daal ñu félicité ci loolu ne ñu daal am na mbokk boo xam ne ñàkk na ko ci loolu ndax dafa dem jënd benn médicament bu accessible médicament bi déclenché ko benn crise bi bu cardiaque bi finalement yàlla suñu borom moom ko ci loolu jaaral la ci loolu moom ko donc loolu mu koy rafetlu suñu liggéey ci loolu di wax ne vraiment phénomène bu graaw la boo xam ne nit ñi dañuy jël ay problèmes yoo xam ne yu mineur la di ko def di ci wax guddeeg bëccëg alors que lii moo jar wax mais nag lii li mu jar wax it ay nit a ngi ciy wax pendant des années indiwul dara tekki fa mujjul fenn chaque année problème bi ñëwaat ñu waxaat ci tuuti mu demaat. bi la mbir di menacer suñu wér-gu-yaram moo tax ay daan yu diis foog ñu koy faral di am saa yu lu ni mel amee. sur tous les plans la mooy secteur boo dem domaine boo dem la plupart du temps da ngay gis ay njuuj njaaj wala dara wala ñu wax ko wala la presse génne ko mu leer mais sanction du mujj am loolu it la ñu gis ci affaire garab yi. nit ñaa ngi wax sanction gisaguñu sanction yoo xam ne yu dissuasive la yoo xam ne nii ku ko gisati dootoo ko defati mais Sénégal ngay gis réew moo xam ne ni dinañ ko jàppale ci faux monnayage ay centaines de millions ou bien des milliards de francs CFA en euros ay kilifa yoo xam ne sax ay ndaw réew mi lañ ñu jàpp leen ci mais après nga jékki-jékki gisaat leen ci mbedd bi sanction yoo xam ne du mujj fenn da ngay dégg ñu tànqal benn ministre ne waaw Prodac jël lañ fa lii wala lëlee wax beneen secteur du mujj fenn et affaire garab nag moo gën a bon parce que garab baadoolo yi ñooy accéder ci garab yi nga xam ne nii mooy faat garab yu bon yooyu ñun ñi nga xam ne ñooy baadoolo yi ñun ñoo ci accéder ñun ñoo koy jënd te bu ñu demee ba pharmacie wóolatuñu dem jënd ci pharmacie jënd fa garab boo xam ne nii wóor nañu ne garab yi yu baax la macha allah dans ce cas réew mi war nañ ci tiit ndax pharmacie ndax docteur yi bind garab yi fi mu toll nii gis nañ ne garab yi ñuy pharmacie yi jaay parfois yenn pharmacie di jaay waxuma pharmacie officine privée yi mais dans les officines publiques am na si garab yoo xam ne ni ñoom dañ ciy douter ba parfois boo nekkee malade dañ naan la demal ci pharmacie yi ci biti nga jënd fa butéelu perfusion wala leneen parce que xam nañ ne yooyu ñoo gën a baax sachet yi nga xam ne ni yenn officine publique yi moom la ñuy jaay te loolu vraiment voilà quoi lu ñu metti la. su weesoo état bi opposition bi tamit kenn demul ñu des. Seyni Diop bu Walf Quotidien di naqar lu baax a baax seen takkaaral ci mbirum faux médicament yi. lu ñu metti la lu ñu naqarlu la te lu ñu jaaxal la parce que opposition rôle am mooy melewu ci actualité lu xew ci actualité opposition war na ci joxe son point de vue bu nguur gi di rectifier mu rectifier waaye dañu jaaxle ci lu ñu gis ne problème bu day ni santé wu Sénégal yi problème day ni affaire médicament muy prise boo xam ne bi section urbaine def bi yoon c'est à plusieurs milliards de francs CFA yoo xam ne nii loolu la garab yi di jar ay garab yoo xam ne ay dañ la koy perfuser ay seringue wala ay glucose dañ koy dugal sa yaram mu doon loo xam ne nii scandale bu mag a mag la yàlla suñu borom def ñu koy wax ci réew mi pendant une semaine journalistes yi di ci wax waaye kenn déggu ci leader opposition yi daf ñu xaw a jaaxal dafa mel ni comme santé wu sénégalais ñoom intéressé wu leen intéressé mooy seen position politique ak seeni querelle entre politiciens moo leen gën a intéressé que nga wax lii nga xam ne nii mooy njariñu sénégalais yi ndax mooy seen kaaraange mooy yor seen wér-gu-yaram
donc loolu lu ñu jaaxal loo xam ne nii vraiment gisuñu dégguñu ci Ousmane Sonko mu wax ci dégguñu ci ku mel ni Thierno Alassane Sall la République des valeurs mu taxaw wax ci dégguñu ci ku mel ni Malick Gakou mu taxaw ne wax ne lii jaaduwul wala dara donc du loolu ay pratique la yoo xam ne nii Sénégalais yi waruñu dégg opposition rek ci ay problèmes yoo xam ne nii yu leen intéressé la ñaan nañ ñoom aussi opposition bi leen taxawal ñi mu am opposition parlementaire à l'Assemblée moom opposition boo xam ne it bu ñu gisee loo xam ne nii jaaduwul wala baaxul ci réew bi ñu taxaw dénoncé ko ba nguur gi jël ci matuwaay. responsabilité yi foog ñu taxaw si seetlu bi nag douane ak DPM di direction de la pharmacie et du médicament ku nekk yaa ngi joxoñ sa morom. ñun ñëpp ñoo gisandoo Sénégal ñuy delloonte ku nekk responsabilité donc loolu lu ñu nax la lu ñu ñaawlu la ndax benn état bi la ñuy servir ñoom benn drapeau bi la ñuy servir donc ay démembre mbaawu état lañ war na organiser wu ba nga xam ne nii bu responsabilité amee dinañ xam ne responsabilité bi fii la nekk mais loolu nag li muy wane te di ko feeñal di ko fësal ci réew mi encore mooy problème mu coordination te problème coordination boobu yaakaar naa ñàkk premier ministre bokk na si li ñu ko yóbbee. ministre de la santé et de l'action sociale àdduna si fan yi ñu génn Abdoulaye Diouf Sarr ni état wu Sénégal dina jël ay responsabilités am ba lépp lu si war dina ko def ba lu ni mel du amati si réew bi. El Hadj Malick Cissé jërëjëf ci xët yi nga xam ne ñu jagleel ay bés bu nekk benn ci yëglekaay yi génn ci Sénégal gërëm nañu leen mbokk yi loolu laf laajcu xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci xabaar yi ci tubaab ci yaatal ak Ousama Monique Sagna ma gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb ngeen wéy di ànd ak ñun ci suñu programme ci ITV ndax mbiri ngi ci 22h30 seen émission Iftar ak DJ Boubs ak imam Birame Pouy jërë ngeen jëf ndogu jàmm